jëf mbokki ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fees te ñu am yéene faram-fàcce ko kuréel gi ëmb leen ci jàngalekat yi nekk fii ci biir mi ñu ngi yëglu seen i kàddu lañ yëkkati di ñaawlu la nga xam ne la ñuy toog juróom-ñaari weer yàlla yoo xam jotuñu seen i payoor ab taxawaay ñaxtu mu la ñuy xëy amal fii ci buntu Makara gu Walfadjri di sàkku daal ñu fay leen seen xaalis ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne ni moom lañ ci rotal ak yokkute am ci njëgu dëwlin bi le bidon 20 litres bi ñu daan jëyee ñetti junni léegi ñu ngi koy jëndee ñetti junni ak ñeenti téeméer dërëm moom lañ ci yokk Ousmane Sy Ndiaye bokk ci UNACOIS jàpp ne tigi yokkute gi am na waaye mi ngi yokk ca dëkk yi ñuy jëlee diwlin ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leeral yu mu ci indi li ko dalee Touba ba ngay àgg fële ci jumaay Masalikul Jinaan taalibe yi daa nekk kenn desut ñëpp ñoo gàddu seen sijaada ak seen i kaamil daal di jëfee la nga xam ne am ndigal la bàyyee ko ci xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké wàcc nay ay kaamil jàng ay xasida ñaan yàlla ngir mbas bi jóge ba faw ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne ni Mamadou Makhtar Sarr def na ko fu li nga xam ni moom moo di ci diwaanu Touba xoxaandam def ko ca Masalikul Jinaan loolu itam daañu ci dellu siwaat ba mbokk yi lii buñ ci boolee xibaaru bitim réew yi teg ci xibaaru tàggat yaram yi dañ ci ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Gomis sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum asalaam Seydina Omar Ba. ana lu gën a fës. football championnat professionnel ubbi na waaw Ligue 1 ak Ligue 2 dinañ ci dem xam nga ne huis clos la woon ñu joxe résultats yi ak classement yi bu neexee yàlla bu ci kanam yi ñu ñëw ci. jaajëf Cheikh kon li ci yéene kaay ci lañ fas yéene ndar képp xibaar yi kon mbokk yéen yi dëgg yéen mbokk yi saxoo kon di seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi kuréel gi ëmb lenn ci jàngalekat yi nekk fii ci biir réew mi ñi ngay yëglu seen i kàddu lañu yëkkati di ñaaw la ñu toog lu ci toll ak juróom-ñaari weer yàlla yoo xam jotuñu seen payoor ab taxawaay ñaxtu moom la ñu xëy amal ci buntu Makam gu Walfadjri suba tey jilee ndax la ñuy sàkk mooy ñu fay leen seen xaalis Pape Boubacar Kama moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Moussa Sène. sunu ñaxtu tey dañu ñëw pour sunu collègues yi nga xamante ne ñoom ñooy les sortants des CRP ñi nga xamante ne dañoo doon def formation pour jàngale at mi passé te ñu former leen lu toll ci 9 mois maanaam juróom-ñeenti weer ñu génn ñu affecté leen depuis mois de novembre te actuellement jusqu'à présent novembre jotuñu seen salaire décembre jotuñu seen salaire ñu demoon nag au ministère de l'éducation pour xam naka la mbir yi tëddee foofu ñu affirmer nu exactement que ne ces enseignants là du ñu am seen salaire tant que weeru janvier bi deewut te loolu ñu xam ne situation boobu noonu c'est une situation boo xamante ne bu injuste la warul dal enseignant te enseignant yow li ci gën a métti mooy que ne seen bourse mu ngi toll woon simplement ci 25000 ñu dagg ko bi nga xamante ne pare nañ seen formation au mois d'octobre affecté leen novembre amuñu salaire te yaakaaruñu lenn lu dul seen salaire am ay famille yu ñu war a toppatoo am lu ñu war a xamante ne war nañ ko toppatoo seen bopp te ba léegi jotuñu seen salaire ñuy lancé nag benn appel ci gouvernement bi parce que au premier chef le ministère de l'éducation moom moo fautif moom moo leen jël affecté leen au mois de novembre te jëlul précaution wu jox leen wala boog defar loo xamante ne bu ñu ca eggee dañu mën a jot seen salaire. mu nga ko day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci kii di Pape Boubacar Kama gannaaw ba ñu foqate ci seen i yoxo ñaar fukki hectares yi la nga xam ne ni moom la leen jiite réew Macky Sall digoon ngir ñu dëkk fa ak seen i njaboot gannaaw ba ñu taju seen i kër collectif muy kuréel gi ëmb victime yi nekk fay ci Tivaouane Peulh tey ji la ñu gën a dogu ngir jotaat ci seen suuf su sile ab taxawaay ñaxtu mu la ñu xëy amal ci buntu mairie bu Tivaouane Peulh dañuy sàkku daal mooy ñu jox leen seen suuf lu ko mooy kat bakkan mu mën na faarota Oumar Diop moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagnan. ñi nga xamalaat nag état du Sénégal ka fa ñu nekkoon ñun collectif des victimes de démolition de Tivaouane Peulh démb ak barki démb tey la ñu fa gën a nekk tey la ñu gën a mën a am taxawaay bi nga xam ne tey moo ñuy may ñu jot suñu alal moo ñuy may ñu jot suñu gain fii ñu taxaw nii tey di wax ak yéen fii la maire taxawoon fii la ko gouverneur joxe këyit bi fii la maire taxaw siiwal ko yëgal ko victime yëpp état jël na la nga xam ne joxoon nañu ko état jël na li nga xam ne joxoon nañu ko tegaatagul dara ci loxoy victime ba pare ñu ngi toog di leen seetaan nañu xam ne nag victime yi sonnuñu tayuñu dammuñu tey la ñu gën a mën a déterminer pour xeex dinañ adopté wu nag dinañ reprendre suñu combat nag adopté ko ak situation actuelle bi nga xam ni moom moo nekk Sénégal muy contexte pandémique bi mais suñu combat tey lañ ko gën a mën a taxawal te tey lañ gën a mën a pare pour jàkkaarloog état du Sénégal ci ay fan yu néew incha allahu rabbi bu état du Sénégal réagirul jëlaat problème bi na mu ko jëlee woon régler problème bi une bonne fois pour toutes ñun dinañ delluwaat fan ñu joxoon ñoom 20 hectares yan ñu joxoon dinañ fa demaat lépp loo xam ne am na fa dinañ ko arrêté dinañ reprendre suñuy droit ci site boobu
Oumar Diop lu ni mel moom lañ nemee ko fële ci cité municipale ba nekk fa ci diwaanu Kër Massar seen soxna moo fa dikk ak ay kayitam wax ne barab ba ñu nekkee moom moo ko moom dem na sax ba di leen menacé ne dafay daaneel seen kër yi loolu daal la askan wax ne duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg jaral na sax ba seen bakkan des ci Kër Massar Théodore Semedo lañ fa yabaloon. cool suuf moo am ci cité municipale bu Kër Massar ba tax askan bi génne na duñu nangu tey duñu nangu ëllëg ñu daal di jël seen terrain football waaye tamit ñu daanal seen kër nee nañ sax bañu ba bàyyi ci seen bakken. Libération conseil municipal commune de Pikine daf ñu attribué 12 hectares en décembre 1996 ñu dëkk en 2001 kër yëpp fees del ñu dëkk ba pare ñu toog ñaar fukki at après. une dame du nom de Salañang ñoo fi andi benn këyit daan na bàyyi la bi nga xam ne dañ ko jox ci suñu terrain te ñun dëkk lu ñu ba pare mu naan suñu terrain de football moom lañ ko jox. xale yi ñu wàcceen seen fowukaay mais ndaw si yemu ci fowukaay bi kese parce que CSOD bi ma ci gis ak yi génn ci baay bi 6957 mètres carrés te kooku suñ ko seetee day yóbbaale ay kër. jékki saay benn maire jóge fële ne moom terrain bi et au delà nag yeneen kër yi nga xamante ne ñoo wër terrain bi nee na lépp moom moo ko moom terrain bi nga xamante ne bu ñu juddoo ba léegi fii la ñuy fubalee mu ñëw xëy benn jour ne moom moo ko moom loolu c'est anormal te ñun duñ ko nangu duñu bàyyi xalaatuñu bàyyi dañuy dem ba dee. ñun dee nañu ba pare ba ragaluñu dee ragaluñu police ragaluñu kaso en tout cas nous sommes déterminés lu mu ko jariñu ko et nous allons jusqu'au bout que ça soit clair et ça soit clair que ça soit clair et vous allez. askan bi ñoom yëkkati nañ ba tey seen kàddu ci beneen ndaje bu ñu amaloon di wax nag autorité yi daal di ñëw àtte galaa musiba di am. Nous interpellons les autorités municipales nous interpellons les autorités administratives nous interpellons les services des domaines. Ce terrain a été octroyé à la dame par le canal de Sirulo. Je peux bien mes mots. En tout cas, ici, nous n'accepterons jamais que cette dame-là mette pied ici. cool suuf bi nga xam ne dugguleet ci diwaanu banlieue bi taxul promoteur yi daal di dellu ginnaaw naam njiitu réew bi ci fan yi génn jot naa wax ne loolu moom il faut ñu jël ci ay matuwaay te fu mu toll nii sax cool suuf boobu lëmbee na banlieue bi ba ñenn sax ci askan bi jàpp ne promoteur yi lu leen neex lañ lay def te dafa am ñu leen ci jàppale te boo moytul sax buñ ci jëlul ay matuwaay musiba ku mën daan lay andi. jaral nañu bakkan parce que terrain bi dañ see investir suñu xaalis. ki leen jox ko yéen fii ci diwaanu Kër Massar Théodore Semedo Walfadjri. jaajëf Théodore Semedo ñu ngi lay sant di la gërëm askan wa dëkkee fële ci diwaanu Louga ñi ngay wéy di ñaawlu koppar yi nga xam ne ni nattal nañ ko seen maire Moustapha Diop mu war koy liggéey ci at mi mouvement de l'émergence pour le Sénégal na ci jamono ji ñuy xaar ci moom moo wàññi koppar yi nga xam ne ni moom la waroon def ci fonctionnement yóbbu ko ci investissement waaye safaan wala def muy lu ñuy métti lu ba tax ñu ne mbir mi duñ ko bàyyi mu jàll Cheikh Omar Gueye ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Omar Kayre. Le 26 décembre 2020 bii passé voté nañu nattukaay bi maanaam budget bi li jaaxal nit ñi mooy dafa am lu ñu naan investissement ak tamit fonctionnement maanaam liy doxal ñoom seeni gundaandaat ak liy doxal dëkk bi jamono ji ñu toll ji nga xam ne instant bi koo gis mi ngi wàññi budget de fonctionnement pour dimbali askanam moom mu jël lépp mu yokk ko. par contre nag léegi ñu gis ensuite donc recette d'investissement yi mooy maanaam li nga xam ne tey jii moo defar dëkk bi. loolu dañ ko wàññi considérablement. pour ngeen comprendre ni que ñii fi nekk nii en l'occurrence le maire Moustapha Diop mii nekk fi nii li ko tax a jóg du waa Louga li ko tax a jóg boppam la raison pour laquelle le mouvement pour l'émergence du Sénégal taxawaat mooy lan fexe jëlee ko fi moom mii teg fi Mamadou Mamour Diallo. jamono yee passé bi Covid bi tàngee jër dañoo waxoon dañuy génne 100 millions jënd ko ay ceeb ak ay diwlin séddale ko askan bi du loolu la ñu waxoon ñu interpeller le maire laaj ko ana 100 millions yi. mais boobu te mënuñu wax dara lu leer Louga amul absolument dara lu fi leer waaye may laaj mbokk yi est-ce que loolu war nañ koo bàyyee noonu li ñu njëkk a def mooy lan mooy nous allons écrire une lettre de dénonciation adressé ko au chef de quartier aux notables de la ville de Louga adressé ko au préfet au sous-préfet ñëpp daañu leen ko wan lan la ñuy dénoncer mooy la gestion catastrophique du maire Moustapha Diop. Nous allons porter plainte devant les juridictions compétentes pour mu ñëw leeral xaalisu askan bi fan la dugg waruñu koo bàyyee noonu.
wax naa ko sànq ci bopp xibaar ak yokkute am ci njëgu diwlin bi lee maanaam bidon diwlin bi nga xam ne ni moo doon jar ñetti junni léegi ñu ngi koy jëndee ñetti junni ak ñeenti téeméer dërëm lañ ci yokk Ousmane Sy Ndiaye bokk ci na ko jàppoo ne tigi yokkute gi am na waaye mu ngi yokkoo ci dëkk yi nga xam foofu la ñuy jëlee diwlin Ousmane Sy Ndiaye ñu teewlu ko ci téléphone Pierre Edouard Faye. fa ñuy jëndee diwlin ji foofu la yokkoo su ko defee nag commerçant sénégalais yi mënul lu dul ñoom it répercuter prix bi li waral yokk gi nag dëgg-dëgg mooy conjoncture la boo xam ne moo am fële ci réew yi nga xam ne yu mel ni Malaisie ak réewu Asie yi nga xam ne fa la ñuy jëlee dëwlin ji foofa dafa amoon ndox mu bari mu fa wàcc mu indi ay inondation loolu day créer njëg yu yokku ci mbiru production bi su ko defee ñoom it lañ daan jaayee dañ koy yokk li nga xam ne moom la situation inondation yooyu indi ba tax na jàpp nañ ne daal situation conjoncturelle la boo xam ne mën naa bañ a yàgg waaye nag mënees na koy expliquer li ñu koy expliquer mooy gerte gi nga xam ne mooy ñore fii ci réew mi lañ ciy transformé pour def ko dëwlin andi ko ci marché bi lu néew la rax ci dolli dëwlin ji nga xam ne mooy génn ci gerte gi mënuñu ko jaay njëg gi nga xam ne moom la ñuy jaayee huile raffinée bu huile de palme bi nga xam ne moom la ñuy importer ci bitim réew loolu nag jafe-jafe la boo xam ne war nañ koo saafara parce que paradoxe la boo xam ne schéma économique bu réew mi daanaka moo ko imposer commerçant yi imposer ko consommateurs yi li nga xam ne moo doon gën mooy dëwlin ji ñuy dundee ci biir réew mi di jóge ci gerte gi nga xam ne moom la ñuy bàyyee ci biir réew mi ba diw gi mën a jàppandi loolu mooy bi ci njëkk njëg gi mën a jàppandi mais ñaareel ba aussi dañu jàpp ne pouvoir d'achat wu sénégalais yi war nañ ko gën a yéegal parce que boo koy seet dëwlin ci réewu Afrique yi féet fare saw jant daanaka dëwlin fii la gën a yombe fii ci réew mi. léegi est-ce que mën nañu xaar ni bu njëg yi wàññeekoo ci monde bi Sénégal tamit njëg yi wàññeeku waat. boo koy seet sax gëj na lool ñuy waxu njëg yu yokku lii du yokku boo xam ne commerçant yi ñoo ko décidé wala ministère du commerce décidé ko yokku la boo xam ne marché international moo ko imposé réew mi parce que foofu la litre dëwlin bi yokkoo mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci kii di Ousmane Sy Ndiaye Momar Ndaw muy jiital ASCOSEN yi ki ay kàddam kon di ñaalu yokkute gu ni mel mu ngay sàkku si jëwriñ ji nga xam ne ñu dénk wàllu njaay ma ngeen mu jël ci li ay responsabilité am ay kàddu yi Momar Ndaw daañu si jël sax inshallah rabbi ci suñu yeneen i jotaayu xibaar militant ak responsable parti Pastef yi nekkee foofee ci diwaane bi ñoo xotti nañu teret bataaxal bi nga xam ne ni moo bàyyeekoo ci ministre Antoine Félix Diome ñuy jëwriñ ji dénk kaaraange bi réew mi ne daal mayetuñ leen ñuy dem ca bitim réew naan dañ fay maajar ay koppar ñoom militant yéene saaga yàkkamte xeex la te gaynde gu mar bay naan ci dégg du coowal mbootu moo ko ciy tere naan lu matul juróom-ñetti waxtu bi ñoo naan mobilisé nañu lu ci toll ak juróom-ñetti millions ci francs CFA Yankhoba Diémé mooy njiital Pastef ci diwaan boobule am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci micro am di xel Diémé. parce que jëfu Macky Sall ak ñooñam bu doon lu nit disons bu dee lu nit di mën nañu wax ne ñun Pastef miin nañ ko waaye dafa nekk ne lu muy lor ci sénégalais moo tax kenn mënu koo miin en tout cas ñun ñiy jiit ci parti politique yi man ni di communauté départementale bi ñoo mënuma koo miin parce que mënuma miin di xool sénégalais ñuy souffrir ba tax na communiqué bii ma gis ñun ñëpp ñu gisandoor ko dama ne balaa ñu ciy wax xam nga lu yëngu lu ne lu ko yëngal ko ëpp doole te ñu wax li ci lu ko yëngal ba pare ñu doog a ñëw ci lu yëngu li ko yëngal nag mooy Pastef nañ ko xamee muy parti bu président Ousmane Sonko di jiite man ma nekk coordonnateur départemental bu Bignona dañoo xalaat bi la yoon mu am loo xam ne yàgg nañu ko def parce que levée de fonds bu ñu jot a def nii ñun lii du guléet ci lañ dëkk daa nekk lu bees lenn dong la mooy bii yoon ñun dañ ko dajale jëmbal ko parti au niveau central am luñ ci séntu moo tax nag mu xaw leen tiital bu ñu demee tey ba am objectif am 50 millions yàlla ak mën-mënam ci barke président Ousmane Sonko ñu dem ba dajale 125 millions 999 mille 500 francs CFA. ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Yankhoba Diémé ñu wax ci tolluwaay wopp ji di Covid 19 ci junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti test yi nga xam ne ni jot nañ ko amal ci bésu tey jile nañ jàpp ne téeméer ak juróom-benn ñoo dellu si amee feebar bi lee juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti ay cas communautaire la ñu am na si ñett ñoo xam ne ni jot nañ ci ñàkk seen bakkan buñ sukkandikoo ci docteur El Hadji Mamadou Ndiaye juróom fukki doomi aadama ak ñeent jamono ji ña nga tëdd lalu hôpital ñuy sauvé gannaaw ba ñu fësalee ci tiitaange njàqare gi ñu am jëmale ko ci feebar bii ni muy yokkoo ndaw yi nekkee fu fay ca commune Ndiarème Limamoulaye te fare ci parti bii di APR sol nañ seen dàll dugg ci marché yi ngir ñaax askan wi leen ci feebar bi la saako si ñoom daal ñu jëm a sàmmanteeg digle yi nga xam ne ni moo bàyyeekoo ci kër docteur Abdoulaye Sow moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. tey dajum bés bi mooy jeunesse républicaine bu Ndiarème Limamoulaye d'après un constat bi ñu def ci par rapport ak la recrudescence
ci contamination yi nga xamante ne moom mooy Covid-19 parce que actuellement tey jour ji sax le point du jour bi ñu def ci communiqué ministère de la santé actuellement on est à 168 cas loolu day firndeel ne que relâchement dafa am au niveau national raison pour laquelle la jeunesse républicaine bu Ndiarème Limamoulaye décidé dajaloo ci par rapport ak benn activité citoyenne pour continuer à sensibiliser la population surtout celle de Ndiarème Limamoulaye donc suite à une formation boo xamante ne defoon nañ ko la semaine passée le dimanche passé jëloon au moins une centaine de jeunes sensibiliser leen former leen dans le cadre de sensibilisation sur le Covid-19 donc looloo taxoon tey ñu dajewaat fii pour wàcc sur le terrain surtout les deux points focaux muy les deux marchés yi nga xamante ne dañoo nekk au niveau de la commune Ndiarème Limamoulaye à savoir le marché Mame Diarra et le marché Ndiarème donc tout ça c'est dans le cadre boo xamante ne dañuy gunge le président Macky Sall par rapport à son appel par rapport ak Covid bi parce que dañoo seetlu ni que nit ñi la plupart d'entre ñun surtout les jeunes ñoom gëmuñu sax l'existence du virus. mu nga ko doon day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Abdoulaye Sow ñu des ba tey ci wopp jooju li ko daleekoon Touba ba àgg fii ci jumaay Massalikul Jinaan taalibe bi daanaka kenn desul ñëpp ñoo gàddu seeni sijaad ak seeni kamil daal di jëfee la nga xam ne am ndigal la bàyyi ko ci xalifa général des mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké wàcce nañu ay kamil jàng ay xasida ñaan yàlla ngir mbas bi jóge fi ba faw dañuy dem ci diwaanu Touba fekk fa Modou Mokhtar Sarr. comme ni ko xalif général des mourides sëñ Mountakha Bachir Mbacké diglee taalibey murid yi amal nañ bëccëgu ñaan ci bërëbu jaamukaay yàlla yi wàccee nañ kaamil jàng xasida ci bépp juma ak jàkk bu nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba. mbébét gi moo di xeex mbas mi mu jeex tàkk ci biir réew mi. ni ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha diglee ci bis bi ñu maase ci bu ñu xëyee tubal suñu borom jéggalu ko sàkk ay sarax balonte xaq te jàng alquran ak xasida ba julli tisbaar jullit lu am ci moom rek daa war a dellu ci boroomam sëriñ bi santaane ne kon ku ne xam na ne jamono ji lii xew mbas la alhamdulilah jaam ñi toroxlu woon nañ ba yëf yi mel ne lu wàññiku waaye suñu borom ak coobare mi ngi dellu siwaat kon jaam ñi war a delluwaat ci seen borom loolu sëriñ bi woote nag mel na ne mbooloo mi wuy si nañ ci. fii ci jumaay Touba nga xam ne moom la ñu gën a song waa daayira Muqaddimatul Xidma jël nañ matuwaay yëpp ngir respecter geste barrière yi. daayira Muqaddimatul Xidma nag foofu lim ciy taxawee mooy fexe ba organiser jumaa ji ñuy jàng bu ñu ñëwee fekk ñu wutal leen barab yu ñu mën a jànge ñi nga xam ne ay mag lañ ak ñi nga xam ne ay tuut tànk lañ ak ñi nga xam ne ay soxna lañ ñoom ñëpp itam ñu wut fu ñu leen teg nga xam ne dañ mën a jàng ni mu waree waaye itam fexe itam bay sensibiliser nit ñi ñu sàmmonte ak ndigali docteur yi ni ko sëriñ bi ñaane ci wàllu takk ay masque ak ci wàllu raxasu ngir benn jàngoro man fee bañ a jóge waaye itam lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu communication ngir tasaare ko ba nit ñi mën koo gis itam daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi ciy taxaw. ci fàttali nag xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké gannaaw ba mu seetloon ne mbas mi dafay yokk ci biir réew mi te mu gis ne it ne nit yi dañoo bàyyeeku ci la ñaax taalibe yi ñu gën a fonk digley kër docteur waaye teg ci it amal ay bëccëgu ñaan ngir ñu mën a xeex mbas mi mu jeex tàkk ci biir réew mi. ñaan ci mbas mii fi nekk suñu borom teggi ko luñ ci mën a wàññi sàmmonteeg daal ndigali kër docteur ni ko sëriñ bi waxee bàyyi ko xel. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. la am ca Touba moo am fii ci jumaay Massalikul Jinaan nekk fii fële ca Colobane foofu tamit taalibe yi kenn des ñëpp daal ñoo dëkk ngir jëfee ndigal loolu nga xam mu bàyyi ko ci xalifa général des mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké koo xam donc lañ fa yabaloon daañu ci jël sax incha allah rabbi ci sunu yeneen jotaayu xibaar yéen a ngi ci kon mbokk yi li ñuy def daal mooy dalal soxna Aïssa Diakhaté mu dikk ak ñun ci xibaaru bitim réew yi. ñu dooree xibaar yi bi ci réew ca Centrafrique foofu lee nag rebelle yi daanaka jël nañu benn ci ab fief daal di koy moom gannaaw ba fa ay xeex yu métti dooree gox ba nag ñu ngi koy woowee Bangassou nekkee ci lu jege gox bi lee di Bangui li ci ayu bés gi nag ay jàppante yu métti doxoon na ci diggante groupe rebelle yooyu lee ak ñi nga xam ne ñoo di armée bi loolee nag mu nga xew gannaaw élection présidentielle yi ba mu jeexee ba noppi résultat partiel yi génn kañ ca jox bokk na ca ka fa nekkoon njiitu réew di Faustin Archange Touadéra samedi gi lee nag daanaka rebelle yi dawoon nañ ca diwaanu Damara ca buntu këram ngir bëgg faa ami ñombe waaye armée bi dañ leen a mujj aaye cong bi nga xam ne nag am na ci démb daanaka faat na lu toll ci juróomi élément yu armée bi fukk ak juróom jëlee ci ay gaañu-gaañu yu métti bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi nga xam ne MINUSCA daal dina ko fësal.
Covid-19 Royaume-Uni door na ñàkk askanam bile yoon du Pfizer BioNTech waaye beneen vaccin la bu ñu dippee AstraZeneca bu université bu Oxford. Royaume-Uni nag jamono ji mën na jàpp ne moom mooy benn dëkk ci àdduna bi boo xamante ni am na vaccin wu boppam jëlee ko ci groupe pharmaceutique gile. Brian Pinker kenn ci askan wi am lu toll ci juróom-ñetti fukki at ak ñaar moom la ñu njëkk a ñàkk bile vaccin ci noonu nag lu toll ci juróomi téeméeri junniy dose la ñu teg ngir rek daal di ko ñàkk askan wi bu ñu sukkandikoo ci service public de santé britannique bi ko fësal ci app kayit. autorité locale yi nag jàpp na ne vaccin bile di AstraZeneca Oxford moom moo gën a yomb moo gën a méngoog jamono te moo gën a yomb itamit ngir denc ci bu ñu ko méngaklee ak naataangoom yi di waa Moderna ak Pfizer BioNTech mi nga xam ne jot nañu ko approuvé Union européenne commencé di ko ñàkk seeni askan ba ci réewum États-Unis. États-Unis la ñuy desandi ak Nancy Pelosi mi nga xam ne dañu ko tabaat ci bopp chambre des représentants moom démocrate bi le nag daan nañu ko tabb ni ki démb waaye ci ab majorité gu néew ndax ci diggante ñaari téeméeri voix ak fukk ak juróom-benn jàpp ñaari téeméeri voix ak juróom-ñett loolee nag mu nga xew gannaaw session bu njëkk bu ñu tënk wàllub liggéey bu fukk ak juróom-ñaareelu congrès américain moom soxna Sile mu ngi làq lu toll ci juróom-ñett fukki at waaye ba tey mu nga téye poste président bu chambre des représentants gannaaw sax ay naataangoom yu bëri ba nu ko ŋàññee ci parti wam. Nancy Pelosi nag ci ab fàttali moom moo nekkoon opposante bi gënoon tar ci kanamu Donald Trump diirub ñaari at. Amérique la ñuy desali ngir jeexal gannaaw ba ab audio rëccee fës ci réseaux sociaux yi moom Donald Trump dëggal na ko ne jot na sekk waxtaan téléphone digganteem ak secrétaire d'état géorgien bi di républicain bi di Brad. extrait audio bu seen waxtaan jot nañu ko fësal ci Washington Post. enregistrement bi nag ñu mën ci nemmeeku ne Donald Trump da doon gëdd ak a sàkku ci ki nga xam ne moo jiite élection géorgienne yi ngir mu daal di neenal ndamub Joe Biden ca gox ya. appel téléphonique bi nag Donald Trump lam ci doon sàkku mooy mu yokk ay voix wam ba mu mun a gagné ca diwaan yooyu lee ci fàttali nag Géorgie moom jotoon na fësal ay résultats ba noppi ñu def ci tukkee ci élection présidentielle yu Amérique ba joxoon Biden raw gàddu gi ci daanaka lu ëpp ci ay fukki junni doomi aadama moom lañ sànni loon xob. bàkk bi jib na xibaar tàggat yaram yi dañ ci ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Gomis sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina Omar Ba. championnat professionnel tàmbali nañ ko. waaw Ligue 1 sénégalaise moom la ñu dooree dem ci week-end bi gannaaw bi ñu jongantee ba pare résultat yii la joxe kii di jàmbaar moo daan ñaari tali NGB ñaari bal ci benn douane daan SNEPS ñetti bal ci ñaar US Gorée moom ak Génération Foot Gorée dafa lajj Génération Foot moo ko daan benn bal ci dara Stade de Mbour moom mi ak Dakar Sacré-Cœur ndam demul ndam dikkul kenn dugalul dara diggante Ndiambour ak AS Pikine ñoom ñaar dañoo témboo ku nekk dugal na dara waaye nag ñaari match dañ ko dàq ba ay yenn ni jamono li ko waral mooy Coupe d'Afrique des clubs Jaraaf moo waroon daje première journée bi ak Mbour Petite Côte dañ ko dàq Jaraaf day joué ci maanaam àllarba bi fële nga xam ne day joué ak équipe boobu ñuy wax maanaam San Pedro ci match retour Coupe CAF dañ ko daanoon day dem uti qualification Teungueth tamit mu nga Casa di war a joué foofu contre Raja moom Casa Sport bu Sénégal la naroon dajal kon nag mu ngi noonu loolu moo amoon ci li nga xam ne moom mooy week-end bi nag benn match rek moo am 0-0 but yi nag tar na lool dépassé nañu 10 buts yi xam nga dañ daan joué suñu championnat ñuy toog ba xam ne 10 buts yi ci journée duñ ko dépassé mais bii nag moom gaa macha allah attaquant yi te ñu ngi joué rek juróomi match rek ñu passé 10 buts am na ci solo lool. waaw foofu tamit Ligue 2 Seydina Omar waaye balaa mu ñuy dem ci Ligue 2 dañuy dem rek ànd ak Ndeye Fatou Diouf mu ñëw maanaam wax ñu jàngat ñu li nga xam ne moom moo amoon ci Ligue 1 bi.
door nañ ko saison 2021 bu ligue sénégalaise gannaaw ba ñu toogee lu ëpp fukki weer te football amul fii ci Sénégal mën nañ jàpp ni ballon bi commencé waat na rouler waat ci pelouse yi juróomi rencontre moo amoon ci week-end bi match bi doxoon ci diggante Jàmbaar ak NGB fële ca stade Fodé Wade bu Saly faveur bi dafa tourné ci équipe bu Mbaye Badji bi ndax moom dafa daan 2 bal ci benn bu dee confrontation douanier ak Thiessois yu Senex Excellence boobu sax moo ëppoon ay but ndax match bi fi ñu ko doon xaare yépp mi ngi fa woon waaye douane dafa mujjee daan Seneps 2 bal ci 2 ci dimanche bi ñu jàpp ni bonne opération bi côté Génération Foot la ndax gërënaar yi ñoom dañoo imposé wu ci kanam insulaire yu US Gorée 1 bal ci dara Louga yu Njàmbur équipe fañoo bu banlieue bi di AS Pikine ku nekk da nga am 1 bal bu des stadiste yu Mbour yi ñoom itamit dañoo amal ab match nul à domicile seen diggante ak Dakar Sacré-Cœur kenn dugalul sa morom dara ñu jàpp ni camp yi yor nañ ko fukki yoon ak benn ci boobu les premières journées ñu amal ci ab moyenne bu 2,2 ay but ci match bu nekk victoire extérieur nag équipe bu Déni Biram Ndaw bi moo ko am ñaar yi ci des yépp domicile la douane moo nekkagum ca bopp ba am 2 points plus benn ñi topp ci moom di Jàmbaar ak Génération Foot ñoom it dañoo am 2 points rencontre yu Jaraaf Mbour Petite Côte ak Teungueth FC Casa Sport dañ ko pousse ba jëmi jamono ndax équipe bu Médina bi ak bu Rufisque bi dañoo war a jouer coupe CAF ak coupe africaine des champions. jërëjëf soxna Ndeye Fatou Diouf ñu ngi koy sant di ko gërëm wax léegi ci wàllu Ligue 2 Cheikh. Ligue 2 ñu ñëw ci résultat yi rot gannaaw bi ñu joué première journée bi ci week-end yi résultat yaa ngi nii léegi mu Thiès FC moo daan Duc 1 bal ci dara jamono bu Fatick ak Union Sportive de Ouakam dañoo témboo ku nekk dugal na 1 bal Port Autonome de Dakar dafa lajj Kër Madior moo ko daan 2 bal ci benn Renaissance de Dakar ak EJ Fatick ñoom dañoo témboo ku nekk dugal na 1 bal Sonacos daan Africa Promo Foot 2 bal ci 2 Guédiawaye Football Club moom dafa lajj Amitié FC moo ko fekk fii Guédiawaye daan ko 2 bal ci benn match bi nag tey jii journée bi tey jii lay jeex tey jii bu 4 waxtu genn wàll jotee Demba Diop bu Mbour mooy dalal Linguère bu Saint-Louis match bi mu ngay amee Fodé Wade bu Saly kon nag ñu ñëwaat tamit ànd ci ak kii nga xam ne mooy Alxari Aydara. coono bu metti ñàkk automatisme ak yeneen saay ay ñàkk repère lañ nemmeeku ci ndorteelu Ligue 2 bu Sénégal bi nga xamante ne niki week-end bi lañ ko amal ni ñu fas yéene ko woyal tey waaye tamit ak nu munta demee gis nañ ni yi ñu dugal ci wàllum bit bëri na lool fukk ak juróom benn bit lañ dugal boo xoolee xayma ratio bi nag par match di nga ci gis ni 2,6 bit la par match Thiès FC moom dafa daal di def li ko war mu daal di dóor Dakar Université Club ci këram 1 bal ci dara Kër Madior moom tamit dafa daal di génn daal di am 3 poñ yi ci kanam Port Autonome de Dakar bi nga xamante ne Dakar dóor Port Autonome bu Dakar ci diggante jamono Fatick ak US Ouakam ndam demul dikkul ku nekk dugal nga 1 bal ci sa kangi morom boobu li situation lañ nemmeeku ci diggante Renaissance bu Dakar ak Entente Jeunesse Fatick ku nekk am nga 1 bal ci sa kangi morom ñii di huiliers yi Sonacos yi ñoom tamit dañoo am ndam buy am solo seen biir kër ci kanam Thiessois Africa Promo Foot 2 bal ci 2 boobule jongante sax moo gën a bëri bit Guédiawaye FC moom ci terrain dafa daal di lajji ci kanam Amitié FC 1 ci 2 niki tey lañ ko fas yéene ndar keppe ak 1 jongante bu des Mburuwaay Demba Diop ñoom ñooy dalal Samba Linguère yi Saint-Louis bu 16h30 jotee ci stade Fodé Wade bu Saly gannaaw buñ toogee fukki weer techniciens yi ak li nga xamante ne ñooy soppee football ñoom nag kontaan nañ ci li ni mel waaye tamit nemmeeku nañ sàmm yi nga xamante ne moo aaju ci wàllum protocole sanitaire ak organisationnel. waaw am na benn xibaar bu rot léegi dafa baax ñu wax ko dinañ ci ñëw nu mu gën a yaatoo ci présidence su fédération sénégalaise bu football maanaam candidat am na benn candidat bu bu annoncé wu mooy Madi Touré bu Génération Foot président Génération Foot nee na candidat la ci fédération sénégalaise boobu parce que élection yi 2021 bii lay am mois d'août donc nag moom teel na wane boppam voilà kon nag moom moo annoncé gum moom mooy ki njëkk a annoncé ne président la dinañ ci ñëw nu mu gën a yaatoo. jaajëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi koy sant di ko gërëm mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbi si yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la.
dal leen ak jàmm yéen kaay yëpp a xëyandoo tey diggante nguurug Macky Sall ak Ousmane Sonko bu Pastef gannaaw la njiital Pastef tëral muy nemmeeku tour 2021 jëm ci dagaan ay koppar ci askan wi Walf Quotidien tax jaru ngi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi di Antoine Félix Diome daal di artu Ousmane Sonko xam le ne jalgati na loi bi muy article 3 bu loi numéro 81 17 bu juróom-benn fan ci weeru mai 1981 jëm ci doxalinu parti politique yi te ñu soppi ko ak loi bii di 89 bu fukki fan ak ñaar ci weeru octobre ci atum 1989 mi tere bépp parti politique mu jëlee xaalis ca bitim réew Walf Quotidien te moo ne de njiitu réew Macky Sall la muy tere tey jëfoon na ko démb laata muy falu ci boppu réew mi bu ñu sukkandikoo ci Guy Marius Sagna mi fàttali ne ci atum 2009 njiitu réew mi Macky Sall ak APR yaakaar tàllaloon nañu askan wi loxo ba ca bitim réew ngir mun a am koppar Guy Marius Sagna yemu ca ma ngay fàttali bataaxal ba njiitu réew mi Macky Sall bindoon jagleel ko njiitu réewum Gabon di El Hadji Omar Bongo doon sàkku ci moom ndimbal Guy Marius Sagna ci biir yéene kaa bi ne jot na askan wi jóg ne bu ñu deful ndànk njiitu réew mi Macky Sall ak dooleem lu ko neex mun na ko amal ci réew mi te kenn du ci mun lenn yéene kaa bi di l'évidence ne Ousmane Sonko mile jëru ngi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi di Antoine Félix Diome ma nga ci ay tànkam jot na ko artu ne bu deltul ginnaaw ci bile doxalin mun na fee jaaree ñàkk partem bi di Pastef ne gannaaw bu ñu sukkandikoo ci loi bi maître Assane Dioma Ndiaye indi ci leeral ne loi bi tax coow li bëri amul benn xaaj ak seen gu mu def ci doomu Sénégal gu ne ci réew mi wala yeewoo ca bitim réew ñoom ñëpp a ci bokk yem ne ku ne ca bitim réew war naa mun a dimbale ku ne ci réew mi yéene kaa bi di laas ne mangoog njiitu réew mi Macky Sall gantal na Ousmane Sonko gannaaw opération gamu amal ngir dagaan ay koppar yu bawoo ci askan wi armeeru ñing njiital groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ay kàddoom ci laas ne force doit rester à la loi maanaam na yoon def liggéeyam ci bile dossier yéene kaa bi di l'Observateur ne lu jëm ci wàllu financement parti politique yi tax na yëf yi tàng na jër ci diggante nguur gi ak Pastef jaru gi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi di Antoine Félix Diome daal di bind bataaxal jébal ko a Pastef ngir ñu dakkal seen googule opération lu ko mooy mun nañ fay jaaree ñàkk seen parti yéene kaa bi di Le Quotidien ne dialogue amatul ku jéeg politique beeg nguur gi jaarootuñu taal yéene kaa bi ne la koy firndeel bokk na ci ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome ab bataaxal la bind ci saasi jébal ko a Pastef ngir xamal Ousmane Sonko ne na muy doxalee jaaduwul luwaa nanguwu ko te ci tas parti Pastef la jëm Birame Souleye ay kàddoom ci yéene kaa bi di Le Quotidien xam le ne bu tas parti di am xanaa dañ ko war a njëkkee ci APR yéene kaa bi di 24 heures ne Antoine Félix Diome mayatul benn yoon afiya ku jéeg politique bi rawatina Ousmane Sonko mi mu xamal ne parti amul sañ-sañ tàllal loxo koppar gu bawoo ca bitim réew Thierno Bocoum ne jawriñ ji la mu wax lépp dëgg la waaye dafa fekk ne ana lu tax ñu toog ba tey bëgg a jëmmal googule luwa bëgg a singili kii di Ousmane Sonko Seybani Sougou ne amul benn luwa gu tere bépp doomu Sénégal gane ca bitim réew nga mun a jàppale ab parti gu fi ne Cheikh Bamba Dièye darge meñam ne ana fan la réew Sénégal di jëm ak doxalinu njiitu réew mi Macky Sall réew mi quotidien ne Antoine Diome dal dina dox wutali Ousmane Sonko mi mu xamal ci saa si ne dakalal opération bi tàllal loxo ga ngay def ngir wut ay koppar loi bi def ko tere Vox Populi ne googule nemmeeku tuur bu Ousmane Sonko ci ay waxtu dong jot naa dajale lu toll ci téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom ak yu toftal Birame Souleye yóbbu ay kàddoom ci biir yéene kaa bi ne buy tas parti di am ci mim réew nañ ko njëkkee ci APR bu njiitu réew mi Macky Sall ci biir yéene kaa bi di li quotidien Assane Dioma Ndiaye gis ne Pastef la mu def yoon may na ko Ndiaga Sylla xam-xamam màcc jëm ci wàllu démocratie ak élection ne li ko jaaxal ci bile dossier ne xaaj ak seen gi ci am làq dóor doom gi ci am ana lu ci loi wax ci xañ parti politique yi ñu amee financement gu bawoo ca bitim réew Maurice Soudieck Dione di jàngalekat gëstukat ci wàllu science politique joxe na ci xalaatam ne boo gisee loi bi tënku ci bile mbir dafa fekk ne bugguñu benn yoon doole parti politique yi bawoo ca bitim réew yàgg ñan di constitutionnaliste jàpp ne jor ngi ñu denk wàllu kaaraangi bi réew mi war na def kémtalaay kàttanam ngir sàmmonteeg li yoon wax yéene kaa bi di Les Échos xëy wax ci leneen mu jëm ci candidature njiitu réew mi ma ñuy laam-laamee ci élection présidentielle 2024 tax kuréel a ngi ni juddu na bees di mouvement M24 ma doonoon M23 ci jamono yéene kaa bi ne googule kuréel bokk na ci la ko tax a jóg mooy gantal njiitu réew bi Macky Sall mu bañ a doon candidat ci yooyu la wote yéene kaa bi di Dakar Times xëy rapport Union européenne mi tënk ne ci élection présidentielle 2024 dañ cee war a jëlee parrainage ay kàddoom ci la Tribune Maître El Hadji Diouf sulli na mbóot ne njiitu réew mi Macky Sall moo toogoon ci ndaje Benno Bokk Yaakaar xamal leen ne bugul benn élection fileeg 2024 muy élection législative wala élection municipale bugg ci leneen ci ay kàddoom ci Tribune moom Maître El Hadji Diouf xam le ne dañ fee war a dakkal lii di parrainage daal di fàttali ne parrainage bu amoon ci élection présidentielle 2012 kon négg ni tey njiitu réew mi Macky Sall du doon président Walf Quotidien ne ndorteel at mangoog di 2021 ak kado gamu àndal te nar a diis lool ci ndoddu askan wi daañ ko yëg ci seen poos yéene cabinet yokkute am na ci njëgu diwlin gi maanaam bidon diwlin gi ngay def ñaar fukki litre te nu ko doon jaayee ñetti junni léegi yokk nañ ci ñeenti téeméer njëg ma toll na ci ñetti junni ak ñeenti téeméer Omar Diallo directeur du commerce ay kàddoom ci Walf Quotidien gis ne yokkute googule ni àddina bindoo la yéene cabinet Sud Quotidien ne yokkute feeñ na feneen muy luwaas gi yéene cabinet ana loi gi fi nguur gi jëmmaloon ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2014 furaas dal di xëddeen jëfewuñ ko
benn yoon ndax askan waa ngi dund coono ci luwaas gu cher yéenekaay bi di Libération ne Maguette Sène càkkutee fam mujjuta sotti jëmoon ci dakkal bépp contrat CDD ca COUD ci njeextalu at mi waaye njiitu réew bi Macky Sall àndul ci càkkutee fam yéenekaay bi di Critique ne xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké àdduna démb daal dina sàkku ci askan wi ñu topp ay digle waa kër docteur ngir mun fee jëlee mbas mi di coronavirus xalif bi ne ci waxtu wile mbas mi def fee gën a yokku ba tax na kenn ku ne ci ñun na jël matuwaay ya ca war gën a fagaru moom xalif bi daal dina sàkku bëccëgu ñaan ku wàccee kaamil ak xasida ngir ñaan mbas mi mun fee jóge yéenekaay bi di Source A xëy di ñu leeralal lu fës ci lamb ji te xewee ca commune bu Notto Diobass yéenekaay bi ne foofee xotti nañu taret arrêté bu jëru ngi ñu denk wàllu kaarange bi réew mi jëmoon ci tere bépp ndaje mbooloo yéenekaay bi ne jëfewuñ ko fa jot nañ fa tëgg lamb ba mu mujjee jur musiba foofee ca Ngolaar ndax Sonar Sène fa la ñàkkee bakkanam ci anam yu méttee métti yéenekaay bi ne dañ ko fitnaal dàq ko ca àll ba luqi benn ci ay bëtam taal jëppét karaw bopp ja gor ko ci tànk ak loxo benoone mu faatu ca biir àll ba sursaane gannaaw lamb joojee tax nañu wóolu chef de village bu Ngolaar ñeneen ak ñeneen ñu ngi leen di déglu ci jamono ji ubbi nañ ceeb enquête. jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi koy sant di ko gërëm kon mbokk yi ci foofu la ci la ñuy yëkkate jotaayu xibaar yi ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax chaque programme bi fare woon ci xarale gi réalisation Pierre Edouard Faye ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba moom Pierre Edouard Faye dañ leen di bàyyil mu dikk ak yéen ci seen rubrique ganu kër gi kon mbokk yi mu ci gu sax te ànd ak xéewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal yéen doog jàmm